jërë ngeen jëf mbokk yi safoo rajo Futur Media 98.4 kaddu gi moo ngi bàyyeeko fii ci diwaan bu Touba Mbacké ñuy am mbégte ci weeru koor bi di leen andil seen émission bi la di daan corona spécial bi ñuy andi ngir xeex jàngoro bi coronavirus ci biir diwaan bu Touba ak Mbacké di leen baal àq di leen baalu àq bu baax a baax ci koor gi ñu dugg di si ñaan yàlla dugg ceeg bisimilahi rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilahi rabbil alamin te buñ ciy génn yàlla fexe li nga xamante mooy mbas mi di coronavirus Sénégal di ko dund depuis ay fan wala ay semaine yàlla baaxee ñu génneek moom wala sax balaa koor gi di jeex incha allahu rabi tey premier numéro spécial Ramadan ci daan coronavirus ñoo ngi ciy ànd ak ki nga xamee ne moom mooy Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma nekk ministre conseiller à la présidence de la République mooy suñu gan tey di ñu ubbil li nga xam ne mooy jotaay ñuy seq ak kilifa yi ak acteurs yi nekk ci biir diwaan bu Touba ak Mbacké ci li nga xam ne moom mooy coronavirus xeex bi ñu koy xeex waaye également dinañ ko laajaale ci li nga xam ne mooy actualité jëm ci Ramadan yi ak les grandes conférences yi nga xam ne ñoo ngi ko doon organisé dinañ ko également laaj ci li nga xam ne mooy actualité am bokk na ci wàllum politique ak li nga xam ne moom mooy actualité yëpp li ko soxal salaamaaleykum wa rahmatullah suñu honorable invité bi. maaleykum salaam. ñu ngi lay nuyu di la sant di nuyu mbooleem ñi ngay di nuyu mbooleem ñi nga nekkal ci kër gi di nuyu aussi mbooleem ñi ñuy déglu ñëpp di am mbégte aussi nag ci teew fii tey ci weeru sell bi di weeru koor bi moo tax dañuy ndokkeel mbooleem jullit yi di ndokkeel ki nga xamante ne bii moo di suñu kilifa ñun ñëpp di xalifa général des mourides di Cheikh Mouhamadou Mountakha di ndokkeel mbooleem njabootu Sëriñ Tuubaa gi yëpp di leen ñaanal kooru jàmm wante itam di masawu mbooleem réew mi ci li nga xam ne suñu boroom dogal na ko mu nekk ci tey jii di ñaan yàlla rek mu génn fii ak jàmm te ñu bari bañ cee loru di ñaan itam ñi nga xamante ne bi ñëpp jiitu nañu ci tawat ji ak mbooleem jullit yi jiitu yëpp sunu borom xaaral àjjana. jërëjëf sëñ bi dañuy commencé débat bi ak li nga xam ne mooy actualité bi muy coronavirus bi ni ki démb Sénégal am 9e décès ci jàngoro jooju nga xam ne dugg si na ci réew mi depuis le 2 mars ci diwaan bu Touba nag mu dugg si depuis le 11 mars ñu ne nekk fii ay cas yu bëree bëri ni ki démb nag mu am un 9e décès ci réew mi décès boobu nag nekk ci diwaan bu Touba. naka ngay jàngate mbir mi est-ce que également avancé bi nga xam ne jàngoro baa ngi koy avancé est-ce que amoo ci tuuti ay inquiétude par rapport ak ni muy lawee ak inconscience bi ci askan wi am ngir nangu ne jàngoro ji am na fi. waaw li ñuy jiital moo di jaale njabootu kooku nga xamante ne bii suñu borom dogal na mu génn ci yëf lu tiis la lu metti la ndax xam nga yëf yi demoon na ba jeex ci dëkk bi ñëpp ñu sant yàlla. comme ni ñu ko defee saa su nekk waaye tamit di am yaakaar ki du fi ñëwaat suñu borom dogal mu dellusiwaat ci ab dogalam kon buñ demee ba ay bakkan di ci loru loolu lu metti la li wax itam dëgg la liggéeyoon nañ ci sensibilisation bi liggéey bu rëy ba foog naa ne ñëpp demoon nañ ba amul jublu ci taxaw ngir jàmmaarlu ak jàngoro ji ngir xeex ko waaye jamono yi gis nañ ne am na ak waaw ñëwaat na te itam nit ñi xaw nañoo bàyyeeku tuuti. loolu sax xanaa ci raison yi tax mu dugg si waat fi la. lan moo ko ñëwaat pour yow à part bàyyeeku bi est-ce que les efforts ont été réellement faits pour jëlee ko fi. am na effort yu defoon parce que loolu moo fi jëlee woon mais xam nga aussi bu amee ñoo xam ne du man dañuy saboter mais amuñu de l'inconscience laa ko mën a tuddee. parce que oto bu jógee fii jaar ci àll bi di fétal yëpp ay nit dem Dakar jëla fa indiwaat ko fi. xam nga kooku kon c'est sûr que lu mel noonu rek moo ko fi dugalaat. mais booba bu ñu toogoon tëj dëkk bi ñun ñëpp rek ñu toog foog naa ne wax naa ko sax ne ma ne kat fi ñu toll nii ñun mën nañoo doxee suñuy soxla bu fekkee ñun ndongu ñoo fi nekk. mais malheureusement ay nit ñoo nekk suñu biir di doon def ay transport di dem ak dikk di jalgat li nga xamante ni mooy lu yoon tëral ba mbir mi dellusiwaat. mais li am solo rek. moo di ne ñu bañ a bàyyeeku ñun ñëpp nag ñu jóg takkuwaat taxaw xam ne que lii nekk na loo xamante ne bii lu mën a faagaagal aw askan la ndax dafay tawat ju doy waar li tax mu doy waar mooy ni muy wàllee moo gaaw
kenn nit mën naa wàllu mbooloo mu dul jeex. Rawatina ñun nga xam ne ni ñuy dundee dafa bari ab jaxasoo dafa bari ab saafonte. loolu aussi di ci dolleeku xañ na sax lañu suñu borom maye chance mooy xañ na ni mu yabee nit ku weex yabewu ko nit ku ñuul. waaye foog naa ni mu yabee tubaab yi bu ko yabee nit ku ñuul comme ba tey jii kenn waxatu ak itam nag ñaanu suñu wajur yu baax yi fi nekk suñu kilifa diine yi fi nekk ñoom itam taxaw nga xam ne moom ñoo ŋànk réew mi ci wàllu baatin. foog naa loolu aussi bokk na ci li nga xamante ni mooy yow jàpp nga ne baatin bi am na ci njëriñ bu baax a baax jamono ji ok ñaan mooy sunu ñaanaay mais buñ tëyee jumaa yi fan la baatin di feeñee mais tubaab yi ñu ngi julli ak jàkk yi tubaab ñu ngi julli donc sant yàlla Cheikh Amadou Mountakha moom li wax lu leer la neen nañ julli te fagaru ñu ngi julli sàmmonte ak li nga xamante ne mooy sarti julli ajuma ndax julli ajuma boo amee fukki nit ak ñaar rek ajuma ji taxaw na kon loolu la ñuy def fii nit ñi di raxasu nit ñi di takk ay masque ñu ngi julli ñu ngi naafila sëñ mi ngi ñaanu sëñ boobu nag ñun ñëpp ci la ñuy dugg xañ nañ ci ok au niveau local riposte bi gisuñ ci bu baax a baax xëy na peut-être kilifa diine yi ni ko Serigne Mountakha sàkko woon xëy na mu nekk un élan général moom mu participer bu weesoo moom xëy na peut-être l'élan n'a pas été réellement suivi. kilifa diine liggéey nañ ci ndax am na ñoo xamante ne bii maam def nañ ci ay sensibilisation bari na aussi ay kilifa diine yoo xam ne joxe nañ ci ay ndimbal. kon man nga ne kilifa diine am nañ ci conscience. mais bariwul la. waaw du ma ne bari na du ma ne bariwul mais aussi foog naa li am solo moo di ne ñàkkul xañ na am na effort boo xam ne aussi war nañ koo def vers ñoom pour impliquer leen pour que ñu gën a def seen loxo ci yëf yi. donc loolu kooku réalité la. effort boobu nag dafa des l'effort doit être fait par l'État. je pense. je pense. te defu ko peut-être. def na ko mais des na. à quel niveau. bon parce que xam par exemple bu fekkente ne bi tëral na bi ñu defee loi d'habilitation ñu def couvre-feu li ñuy wax lu leer la couvre-feu bi mooy ndab lu mag yi léegi nag gox bu nekk ña fa nekk ñoom ñooy xool loolu naka lañ koy saytoo donc je pense que am na communication boo xam ne suñu kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii war nañ ko def à l'endroit des kilifa diine wax ak ñoom surtout impliqué leen ci li nga xam ne moo xeex bi dëgg man am loo xam ne lu ma frappé la wax naa ko sax ay nit jàngate xasida yi day ñëw seet si ma di ëpp nañ 400 personnes personne ne les a impliqués te boo tubaab fii nga impliqué ab chanteur ba nekk Ndakaaru di ko kooku nga jël ko mel ne Xaadim Gueye impliqué ko ñu def ay wolofal di ko jox nit ñi loolu mooy dugg ci xol yi ndax fenn fu nekk day am loo xam ne moo valable fii bari na ay conférenciers yoo xam ne c'est des grands intellectuels ñoom aussi ñi ngi mais on les a pas impliqués ñooñu aussi dañ leen war a impliqué ci yëf yi tant que nag implication bi ba ca war defuñu ko au niveau de ces personnes là ba tey jii dafay des impliqué imam yi impliqué ñëpp bañ a bàyyi kenn départ bi li taxoon nit ñi gëmuñ ko y a beaucoup de porteurs de voix yoo xam ne def nañ ay vidéo di weddi jàngoro ji mu mel ni audio yu mel noonu mu ngi commencé waat feeñaat ci WhatsApp beeg yooyu ak réseaux sociaux yi est-ce que état bi na mu defoon noonu la war a continuer defaat. état bi li mu war def rek mooy concertation. mais am na yoo xam ne est-ce que sëñ bi laaj na concertation ki toog këram di def ay audio di tasaare naan amul est-ce que kooku dañ ko war a woo ci waxtaan. xam nga dañuy waxtaan. fii li ci ëpp réaction la ñuy def. parce que aussi dañuy jóg ñu stigmatiser Touba. bi ñuy stigmatiser Touba. dinañ ci ñëw. non ci laa jëm si. parce que jàpp naa ne c'est kooku mooy départ et c'est ce qui est fondamental. ni ñuy stigmatiser woon Touba. et ça c'était pas l'État. mais xam nga fii xamewuñu journaliste bu mag bu tollee ci plateau su waxee dañ naa gouvernement bi nee na. waaw fekk ba xam ne Diop moo ko wax malheureusement donc ça nous a coûté un peu cher. donc gis nga stigmatisation boobu ñu doon def Touba li fi am lépp loolu moo ko sabab loolu liggéey nañ ci ba loolu arrêté woon mais temps yi ñu jógaat dellu si waat stigmatisation bi. day mel ni ñoo ngi dañuy saboté te boo seetloo à chaque fois bu ñuy dal ci kaw Touba di ko ber. di ko wax kàddu yoo xam ne tegginuwul waxtu woowu moo dee jàngoro ji di jóg. nga xam ne kon bu ñu defee loolu rek nit ñi. dañuy lâché riposte. donc moo tax li nga xam ne mooy li am solo moo di nañu jox Touba war ba ñi nga xam ne moom la yellool ba noppi. kan moo ko joxul war ma au fait. bari na intellectuel yu ne ci dëkk bi nga xamante ne bii dañuy toog ci plateau yi bëgg a profité ñu mbir mi dal ci kaw kilifa diine yi dal ci kaw di dal ci kaw Touba.
ñu ko fi def ñëpp ñu ko fi def c'est des grands intellectuels ñooñu aussi ni ngi dañ leen déglu ñu bind ñu xam leen. donc loolu moo sabab loolu bu ñu ko defee nag aussi taalibe yi ñoom dañuy réagir bu ñu réagir noonu bu noppi nag ne ñun sax faruñ ko gëm. ok mais ñu luy xaw a ñaawal. quelque part nguur du question ñaaw mais c'est une réaction naturelle. que moi je comprends. est-ce que da nga jàpp ne y a une stigmatisation pour anticiper sur la question de Moustapha Mbaye bu mu envoyé suñu confrère bu Dakar Actu. am na stigmatisation est-ce que da nga jàpp ne dafa am stigmatisation ci Touba. ci jàngale am na stigmatisation parce que au début ba ñuy wax nañu quarantaine Touba Dakar moo kon Touba ay cas. parce que li ñuy def nii moom dëkk yëpp lañ quarantaine tout le Sénégal dëkk yëpp lañ quarantaine ndax kenn mënut a jóge fii dem fii. mais ba ñu naan nañ quarantaine Touba Dakar moo bàyyi cas Touba. kon kenn mënu comprendre ñoo nañ quarantaine Touba bàyyi Dakar ak la fa xew banlieue ba fa nekk mbooloo mbari ma fa nekk kaar ya fa nekk nit ñi dem ak dikk nga bañ a wax ci loola ñëw di wax ci lii nga xamante ne boo ko comparé ak loola peut-être mënul sax peut-être 5-6%. donc kon loolu mënoo ko firee nen nu stigmatisation. deuxième point ñu koy wax toujours ñenn ñi la c'est les mêmes personnes qui reviennent tout le temps avec le même discours. kooku aussi c'est de la stigmatisation. donc c'est factuel lu nekk la loo xamante ne bii boo ko xoolee da nga ci teg sa bët. loolu toujours mooy tax nit ñi ñoom itam di bañ parce que pas-pas kenn du ko laal. te Sénégal dafay réew moo xam ne réew moo sensible la parce que fii nit ñi dañu koo gisee rek am na lu mu gëm loo xam ne boo ko laalee mu jaay la ba kanam. kon loolu nañu ko respecté. kenn ku nekk ñu jox li nga xam ne moo si cër bu ñu ko defee rek jàmm ne ñooy te nit ñi su boobaa aussi li ñu bëgg ci ñoom mën nañu ko am mais tant que defuñu loolu sotti. est-ce que jàppoon également loolu spécialiste communication bi laay interpellé le fait que askan wi di tontul seen bopp c'est parce que quelque part y a une absence de réponse officielle de la part de Touba yow nga jiite commission communication ci Grand Magal de Touba. est-ce que yu mel nii bu amee ab quotidien wala kenn ab intellectuel génne ab question accusé Touba jotul ngeen xaatim wala ngeen def ay communiqué wala ngeen def ay vidéo en tout cas vous appelez à ce que ñu rectifier loolu mais quand il y a pas de réponse officielle moom mooy waral loolu. man communication màggal gi laa yor. waaw mais yorul communication par extension Touba aussi. pas par extension man naturellement. damay yem ci li ñu ma dénk du ma dugg ci jàmbur. yoruma communication Touba yoruma communication xalif bi communication Magal Touba lañ dénk li ma ngi def Sénégal gépp teg nañ seen pour le moment je m'en arrête là. la nga topp nag moo di ci question bi nga posé loolu man dama ci am position personnelle. jàpp naa ne soxlawut yoonu murit di jóg en tant que communauté. di tontu ñooñu nit parce que jëruñu ko. ci yoon yi ëpp na loolu mais même bu ñu ko doon saafara. mën nañ koo saafara neneen noo xamante ne bii yoon wi du jóg di leen tontu parce que fi mu toll nii yii nga xam ne yéen taalibe yi ñu ngi koy def di tontu am na effet ndax ñu ngi daw. kon waaw mais c'est fait de façon désordonnée aussi quoi. teguwul ci start yoo xam ne parce que mënul demee neneen nu doon parce que yoonu murit am na loo xamante ne bii boo jógee laal pas-pasu nit ki nit ñi duñu toog di xaar. ñoom ñoo koy fajal seen bopp bala ko sëñ bi parce que sëñ moom mënut a wax lu dul sëñ bi saral dong la man. nit ñi nag nit ñi ñoom nekkuñu foofu. mais bu ñu amoon ku leen tontu laa bëgg a wax mu am communiqué. wala mu am loo xam ne saa yu amee attaque contre la confrérie wala contre la ville de Touba mu am ay comité de rédacteurs ñoo xam ne ay scientifique lay nekk wala ay laa moo xam lu muy nekk. yoon yi am na lu mel noonu ñu bind xaati parce que gis nañ ko barki Demba Ndiaye quand il y a eu la une du quotidien par exemple ñëpp ñu bari ñaawlu ko ci diwaan bi. amul réplique officielle. si am na. taalibe rek ñoo. si am na réplique officielle boo xamante ne bii am na ñu ko def ci turu en tout cas organisation yi nga xam ne ñoom ñoo nekk. mais xanaa siwul sëñ bi. loolu nag waroon parce que bokk na si. nga ne am na comité de scientifique yu fi nekk di waxal Touba yaa ngi doon bëgg a enchaîner ci loolu. non li may wax moo di ne. Touba. am na ay gëstu ko Touba xam-xam moom mi ngi ne fi gañ. loo fi gis lu de am na doomi Touba joo xam ne damaa jël njabootu sëriñ bi ci boppam. waaye taalibe yi luñ mënut a faj amut. waaye nag itam ñooña xañ na dañuy def na man toog déglu ndigal ngir jóg dox ca loola. mais ala kulli àll am na bokk taalibe yoo xam ne waxtu woo laalee seen pas-pas li ma wax léegi. ñu jóg defal loolu moom kenn mënu ci dara. et que ku leen laal itam yow yaa leen tooñ parce que amoo raison di leen laal surtout. ñu toll ci jamono joo xamante ne bii réew mépp dafa mobiliser wu pour une fois
ànd nekk benn ngir xeex jàngoro ji day nii. ngay jël lu toll ab communauté. yoonu murit di leen stigmatiser di leen stigmatiser nga xam ne ñooñu bu ñu fippoo mara di tali guerre bi mën a soo gañe mukk mën a soo gañe parce que tey jii dañoo soxla mboolem force yi nga xam ne ñoo ne ci biir réew mi ngir xeex jàngoro ji ndax jàngoro ji kenn ku nekk yow yaay xeexal moom kenn ku nekk yow yaa ko gañe ki si niveau bu amee kenn ku lâché wu dong bu dalee kooka bu jógee wër dëkk bi dox day wala junni nit. est-ce que mënoo ci dox on a besoin de tout le monde. ok est-ce que mënoo ci dox ay jéego parce que ñëpp gis nañ sa liggéey bu rafet macha allah ci commission culture et communication bu Grand Magal mais mënuñ toog ci jamono joo xam ne communication dafa am doole ñu toog une grande ville et une grande confrérie comme Touba amul ku leen di wax. officiellement est-ce que mënoo ci dox ay jéego. fii dafa am nu may. dem vers le kilifa. fii dafa am nu may dox man du ma laaj ndigal. ndigal doo mos a dégg ñu ne jël naa benn isaan ngir dem di ko laaj ndigal lu ma sëriñ bi jox nag ci loo xamante ne bii am naa ci compétence mën naa ko def waaye du ma def mukk laaj ndigal ndax am naa leen lu ma def loolu te am naa loo xam ne aussi mooy cër moo xamante ne bii moom la ma sëriñ Tuubaa jox ci yoon wi jàpp naa ne maa ngi koy bay dama ko war a bay kon nag du ma dégg sëriñ bi di ko laaj ndigal loo xam ne jox moom ok kii nee na ma il est temps que les chefs religieux disent que le virus est là maanaam jot na ñu wax ne virus baa ngi fi def naa loolu moom ñëpp xam nañ ne virus baa ngi fi. soxla ñu wax parce que tey sëñ Mountakha bu nangoo jumaay Touba lim bu néew di fa julli. sëriñ Mountakha bu jëlee xaalis bu day bi bu joxee. 200 millions xaalis sëriñ Touba joxe ko. 200 millions. sëriñ bi tey jii képp koo xam ne quarantaine nañ ci dëkk bi tey moo wax la ko sëriñ bi moo lay toggal. depuis ñetti fan ci ginnaaw. commencé nañ Touba ci koor gi siiwut. ah oui loolu maa ngi koy doon dégg. maa ngi jox information de manière officielle chaque jour danañ jël lu mat fanweeri booli jox leen ko yóbbu ko ci kër yi nga xam ne leen quarantaine kon njabootu sëriñ bi aussi ñu ci bari jóg def ci wax ci def ci seen alal kon yëf yi nekkul foofu yëf yi fi kay fi mu nekk moo di ne ñu mën a combat bi de manière inclusive kenn ku nekk liggéey sa cër ñu jox la ko te bañ a ber kenn bañ a beddi kenn xam ne jàngoro ji jombul kenn xam ne jàngoro ji nekk loo xam nit ki da cee war a am kersa. waaye nit ki da cee war a rus ndax mën naa dal kenn ku nekk. ñoo xam ne Sénégal benn bopp la mel réew la kon nañ ko jàppe noonu nañ ko gise noonu ñu ànd rek dox ngir xeex lii nga xamante ne bii. ñun ñëpp tey jii moo ñu menacé. ok par rapport ak mesures yi ñu jël boobaak léegi tëj nañ fi marché fexe nañ ba ñëpp di sol ay masques mais kii nee na ma ndax jotul. ni ñu ko doxalee ci wàllu yeneen ñi doxalee ko par exemple ci transport bi surtout diggante Touba ak Mbacké. loolu mooy semence bi man tey jii jàpp naa ne transport bi Touba Mbacké dañu ko waroon dakkal. yàgg lañu ko waroon def peut-être que même maintenant c'est trop tard. waaw mais dañu war a anticiper bu yàgg lañu ko waroon def. te loolu bu ñu wax naan Touba dafa sensible Mbacké demeewul noonu Mbacké fii territoire administratif boo xamante ne bii tey jii Mbacké mënoon nañu ko tëj. Mbacké mënoon naa fekk tëj ko mais tey jii tawal di dugg na fi. et maintenant malheureusement c'est trop tard. ce n'est plus possible de. bon c'est possible. mais déjà il y a des cas à Mbacké. ok alors que bu ñu ko tëjoon booba benn cas du fi dugg te itam jàngoro ji ni muy wàlle law bi dana wàññeeku. confinement da nga ci ànd par exemple. confinement général. dans ces conditions du yomb. tëjëb dëkk tëj ñëpp kenn du. non dëkk yi mu tëj nañ ko. da nga naa koy tëj kër yi. ok tëj kër yi. dëgg tëj nañ ko tëj nañ dëkk yëpp. waaw forcément mais voilà mais kër yi moom tëj kër yi du yomb parce que aussi nit ñi dañuy xëy di wut dépense nit kuy xëy di wut dépense nag boo ko nee toogal. corona da ko rey mais xiif a koy rey. kon aussi mënut a ñàkk souplesse ñun bokkuñu ak réewu tubaab bi. ñooñu ëpp xaalis ñooñu gën a organisé wu ñooñu gën a néew ci ni ñuy dundee ci seen biiri kër. ñooñu gën a néew ay charge foofu aussi toute l'économie disons est formelle fii c'est une économie informelle à près de 80% ñi fi am salaire ñëpp public et privé boo ko boolee motu 500 000 personnes sur 16 millions de Sénégalais boo bëggee xëy tëj leen ne leen bu kenn génn sa kër jàpp naa ne ba mu am na dëkk yoo xam ne coow mën na fa jot. est-ce que autorités yi elles ont tardé à prendre des mesures maanaam kilifa yi nekk ci diwaan bi am na ay mesures yoo xam ne ñu ko yéex a def wala ba léegi sax defaguñ ko. ci plan de riposte bi. non yaakaaruma ko non fii jàmbaar lañu ñu ngi góorgóorlu ñu ngi def li ñu mën. mais marché gis nañ ne marché Ocass par exemple. non marché bi. cas communautaire yu bari foofu la jógee marché bi te yéex nañ koo tëj. marché bi le 26 demoon nañ fa defar ko
le 26. ñoo ko doon defar ci la ànd. 26 mars. 26 mars defar nañu marché bi tëj ko waxtaan ak ñoom booba ba joxe ak ñoom ñoo dem ñoom ñoo tëjee seen bopp ñoo bale seen bopp xam nga kon aussi ñooñu am nañu volonté le 26 defoon nañu Touba ca kanam jox sa budget ay produits. ñu dem ñu pomp ko ca samedi ba ñu soog a tijjiwaat bi ñu tàmbaliwaat liggéey bi ñu defee nii aussi ñoom bu ñu dajaloo dem ki sëriñ bi ki nga xam ne mooy kilifa dëkk bi waxtaan ak moom sëriñ bi da cee ànd ndax sëriñ bi aussi moom li dafa am yërmande ci jaam ñi te bëgg kenn di loru ci mbas mi. bañ ko leeralee da cee ànd ne kat kon nañ ko tëj juróom-ñetti fan. may ñi nga xam ne nag dañuy jaay lekk parce que lekk aussi c'est essentiel. bien sûr donc ñooñu ñuy tijji di jaay nit ñi parce que même ci réew moo dem ci àdduna si ñee jaay lu ñu lekk bàyyi ni leen ñu jaay. dans tous les pays du monde. donc kon aussi fii amul raison ñooñu ñu leen tere la ñuy def. mais est-ce que mënuñu ko woon tëj rek benn yoon comme cas yi fa lay jógee te xëy na respect aux mesures barrières yi. xëy na loolu nag c'est aux autorités d'apprécier. mais sa xalaat peut-être ci mbir mi. sama xalaat daal mooy jàpp naa ne. war nañoo mën a gën a jege population bi wax ak ñoom commerçant yi leeral leen parce que am na loo xamante ne bii buñ ko defee buñ fa jaaree ak ñoom ñoo ko nawul seen bopp. ñun bañ koy bale ji délégué de quartier yi lañu woo association commerçant yi waxtaan ak ñoom et puis est-ce que xam nga ne boobu ñoom ñoo ko bale seen bopp. commerçant yi wallaay commerçant bu nekk moo bale bi ci gëm génne mbalit bi ñu ànd ci ak volonté bu doy waar kon nit ñi aussi bëgg nañu lu baax. mais nag y a des dafa ay buntu da nga jaar ci buntu yi rek boo jaar ci buntu yi doo am problème. ok Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma ministre conseiller à la présidence de la République mooy suñu gan tey ci émission géew bi spéciale daan coronavirus ñu toxal ko ci alxames bi mu doon am 19h21 andi ko ci lundi bi diggante 23h jàpp minuit ñu ciy ànd ak moom kon ci li nga xam ne mooy première partie bi scandale bu rëy amoon na ci li nga xam ne moom mooy dund bi ñu doon yóbbu ci askan wi ñu jox ko ñoo xam ne jàpp nañ ne amuñu doole bi ngir jël marché yi ba pare transport bi également ñu jox ko jóob si ñu bari jàpp ne woon ko woon jox pour une valeur de 6 milliards de francs CFA coowal boobu noonu mujj na suul li nga xam ne mooy coronavirus bi naka nga ko jàngatee. y a pas de scandale. ah ben non. y a pas de scandale. ah mais c'est un scandale. non c'est pas un scandale. parce que en plan bu ñu jëlee benn marché jox ko koo xam ne c'est un député pour 6 milliards. transport de vivres kese. ba pare jël ba pare. journaliste Mbanga. allez-y waaw d'accord waaw. je vous le conseille waaw xam nga d'accord ne retiré naa scandale bi. retire ça jusqu'à preuve du contraire. mais retire aussi les 6 milliards. parce que tu sais pertinemment que ne li ñu fay jóg si motu 6 milliards ça fait même pas 1 milliard. ci ay waxam. non pas ci ay waxam yow. non Diop si loolu la. non mais les documents tey jii boo duggee dama lay wax rek dama lay wax foo xam ne boo duggee ci site ministère boo fu duggee da nga gis lépp marché yëpp ubbi nañu peut-être ñoom njuumte bi nga def moo di dañuy waroon communiquer avant coow di jóg parce que dans la vie il faut toujours anticiper mais bi coow di jógee bi ñu communiquer la preuve kenn wax du coow la mais tey jii leeragul ba léegi tey jii dama lay wax armée bi chaque jour ñu ngi transporter loo xam ne mën na 1200 tonnes kenn fayu leen dara. dans Dakar. parce que dañ leen fa yemale. waaw dañ leen yemale Dakar. tey jii les opérateurs yi nga xam ne dañuy may Sénégal nga xam ne carburant bi la ñuy jënd nga xam ne chauffeur bi la ñuy fay nga xam ne maintenance bi la ñuy fay mais kenn luyul jëmmi camion bi tey jii am na 172 camions yoo xam ne ñu ngi livré 172 camions tey ñu ngi livré gratuitement. à l'heure bi may waxee yow. mooy camionneur sénégalais yi. ñi nga xam ne dañ ko joxe. lu tax privilégié wu leen. mais 172 un job si fa la. dama ne la 172 doyul tey jii ñoom bu ñu amoon 500 600 1000 mais dañ ko jël mais 172 moo fa nekk ak lu ci li bari li ma leen wax nii c'est les derniers chiffres yi nga xam ne moo leen jox léegi à 20 heures fi may waxee yow nii tembe. sur 100 000 tonnes 38 000 moo demagul. bu 38 000 tonnes boo doon toog di xaar 172 camions yóbbul la ko kañ lay mat. ça va prendre du temps. absolument est-ce que nit ñi mën nañoo xaar. mais attribution wu marché bi surtout ci ñaari entreprises yoo xam ne pour une valeur de 18 milliards de francs CFA. ça c'est l'achat du riz. l'achat du riz laa wax njëndum ceeb bi. l'achat du riz. convoi bi kooku nee nga matul 6 milliards. non jóge wu concédé nañ la ko. c'est la vérité également wax na ko. c'est la vérité. mais loolu ay rapport dañ ko génne te xam naa loi tamit bu période bi jeexee.
assemblée dina ci am yoon. mais beneen mbir mi moom mooy quand on prend un marché jox ko ñaari entreprise yoo xam ne xamewuñu leen loolu pour 18 milliards de francs CFA. est-ce que entreprise livré nañ. mais soumissionné nañ ba ñu jox. est-ce que livré nañu laa wax. est-ce que livré nañ ceeb bi. mais ça loolu mooy question bi. mais ceeb est-ce que am nañ sax ceeb. ceeb bi ñu ngi ko joxe. ceeb boobu lay joxe mais livré nañ parce que mais ñoom amuñu qualité pour livrer ceeb. dama ne la c'est des vendeurs d'autres choses ñu ñëw jox leen ay marché. faut arrêter. si mais loolu amoo sëñ bi. bul wax loo xam ne leerul la. sëñ bi li ma la wax ni kay loolu moo am loo xam ne leerul la. li ma la wax ni sëñ bi loolu moo am de. dama lay non da nga naa ma li ma lay wax ni sëñ bi mooy li ma bëgg wax nit ñi ñu dégg ko mais ça passé wu. dama ne la bi ñu xoolee. d'abord ki nga xam ne moom moo ko def c'est un Libano-Sénégalais. bon nationalité ñu si des. parce que c'est pas important. mais bi ñu xoolee bi nga xam ne appel d'offre yi génn na il s'est trouvé que moom moo ci gënoon yombale lu muy jaayee 275. moo ci gënoon yombale. ça c'est le chiffre officiel. waaw moo ci gënoon yombale ah. bi nga xam ne aussi vérifié les stocks xam nañ ne moom il a les stocks sur place mi ngi tege ñu jox ko wax naa la dans le processus fekkuma tooguma xawma woon fu ñu doon jox attribuer machine loolu su bëri yàlla seet kon lu ma ci mën a sori. mais loolu ma ne moo di selon les documents yi nga xam ne man gis naa moom am na ko sur place en stock bi ñu laajee prix yi moom moo gën a yombale ñeneen ñi nga xam ne ñoom nee nañ am nañu ko. mais kooku bu ñu ko jox y' a pas de scandale. mais comment nooy joxe ceeb ci réew mi bàyyi fi Moustapha Tall les gros importateurs. Moustapha Tall kañ la gëj a importé bàyyi fi Bocar Samba Dièye bàyyi fi ñëpp ñi nga xam ne ñoo leen xam ci filière bi nga dem jëli koo xam ne mu ngi yëngatu ci ay leneen. ci restauration wala leneen. Maradona kañ la gëj a football. yow journaliste nga dangaa war di mise à jour quotidienne. sëñ bi ñoo ngi mise à jour. non du tout. non yaa ngi mise à jour yow kay yaa bëgg a. bëgguma tooñ ay nit yow kay yaa bëgg a défendre fi nga nekk. non ba tax xëy na peut-être ngay kii mais Moustapha Tall dama wax génne ci marché ceeb bi. walla du ma ko génne de parce que awma qualité génne kenn wala dugal kenn encore une fois. ni ngeen def te li ma la wax moo di. jamais ma défendre un gouvernement au détriment du peuple sénégalais. mu ko def jaraluñu ma ko parce que askan wi moo ma gënal keneen ku mën a doon ku dul askan wi mais aussi dëgg bu taxawee nañu ko nangu ne kooku ñun kookii mu gën a yombalee lu mu proposé ci njëg nañu nangu ne kookii am na ceeb bi en stock kon foofa lu ñuy waxati dafa nekkul buñ ko joxoon mu gën a cherle tey ji Sénégal gépp a jóg yàlla dana jóg buñ ko joxoon te amu ko du ko livrer loolu au moins nañu ko nangu bu ñu nangu loolu ba noppi nag xam ne ñu nekk ci en période d'urgence nit ñi taxaw soxla xam nga li ma la wax. donc bu mbir yi jàllee mais danañu toog gis nga lii. faw ñu càmbar mënut a ñàkk. faw ñu càmbar dañ koy càmbar. li nga wax léegi assemblée nationale dana ko càmbar. waaw le comité de suivi dirigé par un militaire. avec des opposants dans le comité danañu ko càmbar. François Ndiaye mais c'est arrivé trop tard aussi. mais ni ngi fi parce que mënoo séddale ceeb ba pare dama ne la ba pare doo def mettre en place le comité. y a la continuité de l'État fii lépp lu fay def ça se rattrape tout ou tard. mais est-ce que mënu woon mettre en place le comité ba pare. c'est une jox ko général François Ndiaye. c'était possible ba pare door a def sax lancement procédure yi. c'était possible appel d'offres yeeg yëpp ñu door a jënd ceeb ñu xam ne comité bi moom moo responsable sur toute la ligne. je suis d'accord avec toi. beneen mais encore une fois. c'est un comité de suivi c'est pas un comité de pilotage. il y a une différence. d'accord nañu comité de suivi moo di kuréel goo xam ne day topp di saytu ndax mbir yi jaar na fa mu war a jaar. bokkut ak nag kuréel goo xam ne moo war a doxal mbir yi. c'est ça la différence et que loolu aussi il faut ñu leer ko. Moustapha Cissé Lo moo ko dalalee barke démb moom may xamal ne ceeb bi déjà ceeb bu indien bi la mooy ceeb bi gën a yées ci qualité te moom bu ñu ko joxoon marché bi dina ko livrer à 260 000 francs la tonne transport y compris. ah comme wax na ko bu joxoon dara ko mais man du ma jaaykatu ceeb donc loolu mënuñu prononcé wu. léegi li ma doon jaaykatu ceeb. mais quand même loolu sax moom est-ce que wanewul quelque part ne nax nañu état bi fenn rek. ah je non mais état nax ko parce que tey jii ki ñu jox ceeb bi mooy gën a yombale bu kooku bu ko defoon 270 am ko proposé 260. ñu jox ko 270 mais da ngaa nax nañu état bi wala mu ko am na mais à partir du moment où moo gën a yombale. ndax amu fa. ok c'est ça la vérité aussi. ana production locale bi suñu bi. autosuffisance en riz depuis 2017
ñu bari ils ont voté pour le président Macky Sall en 2019 parce que ci ay affiches am wane na ne Sénégal am na autosuffisance alimentaire ñu ñëw ba en 2020 on se rend compte que mënuñ sax fournir ceeb pour Sénégalais ñu dund. En 2017. Sénégal Non, autosuffisance le président wax. Non, président, Les affiches de campagne 2019 fii la ñu fekk de sëñ bi. mais les affiches c'est pas le président. Mais ça l'engage. Non, non, écoutez. sëñ bi ça engage le candidat Macky Sall. man mi toog fii. waaw. à Touba. waaw. defar samay affiche. waaw. bind si lu ma neex. engagé non moi je parle des affiches officielles de Benno Bokk Yaakaar sëñ bi man li ma la nii xam naa ko sëñ bi. affiche yaa ngi fi ba léegi waaw waaw mais gis naa on nous a toujours ministère de l'agriculture également. chaque jour en tout cas la réalité aujourd'hui. waaw waaw. la réalité aujourd'hui. dem nañu ne amuñu autosuffisance. moo di ne on n'est pas autosuffisant. c'est ça la réalité. alors léegi nag li am solo moo di bu ñu jógee ci mbir mii nañ ci jóg. dañu nax Sénégalais yi kon. non non parce que ministère de l'agriculture chaque jour ñu xamal nañu on a produit tant de riz de tonnes de riz paddy 1 million nangam. moom du ñàkk boo ko interpellé moom daal wax la moo tax muy wax man wax naa man du wax lu ma leer lu ma leer du ma ci dugg te itam loo xamante ne bii bir na ma nii la demee vraiment du ma toog fii aussi di ko wet je sais qu'on n'est pas autosuffisant en riz c'est ça la vérité kon loolu nañu ko nangu te liggéey ngir jéem a autosuffisant ngir jéem a mënal suñu bopp xam ne waruñoo dépendre ci tubaab yi waruñoo dépendre ci indien yi waruñoo dépendre ci Vietnam ndax tey jii li war a na kenn ku nekk sa bopp gatal kon nag nañuy fexe ba au moins li ñuy dunde ñu koy bayal suñu bopp ndax am nañu suuf am nañu ndox am nañu main d'œuvre y a pas de raison que maanaam Sénégal di jigéen loo xamante ne bi koy bay c'est juste une question d'organisation bu ñu ko defee rek incha allah ci at yu néew du jóg dana gaaw te aussi du tegtalewul ne ceeb bi rek moom la ñu war a bay ngir nit ñi di ko dund dugub ji moo gën accessible mboq mi ngi fi am na yeneen yoo xam ne tamit mi parce que ceeb bi aussi tubaab bi mu fi indi ceeb dafa histoire Sénégal lan la bëggoon day jël ceeb ba nekk Vietnam indi ko Sénégal jël gerte gi nekk Sénégal yóbbu ko Algérie parce que lan dafa bëggoon colonie yi benn bu nekk maanaam dépendre ci beneen su ko defee moom mu nekk ci digg bi dominer ñëpp kon nag tey ji bu ñu moomee suñu bopp 60 ans après loolu ñun ñoo war a fexe ba am une économie qui n'est pas disons extravertie comme ni nga xam ne noonu demee léegi loolu nag ñun ñëpp ñoo ci war a liggéey. xeex bi lan moo ci sa participation tout en sachant que population yi Touba ak Mbacké sonn nañ lool bu leen corona sonalul nañ ñaan yàlla mu continuer noonu xiif mu ngi sonal ñu bari. waaw loolu moom bon man bi nga xam ne yëf yi am na daal di may jóg def ci sama loxo parce que aussi ci dégg laay dox te au mon droit di jiitu sëriñ bi moo tax bi mu amee damaa toog bi nga xam ne sëriñ bi yëkkati na xaalis joxe. ma ne kat sëriñ bi war nañu aw yoon kon tey jii man war na maa jóg en tant que talibé sëriñ bi en tant que talibé sëriñ Touba ci laa jógee dugg def naa fi action yu bari ci yoo xam ne joxe naa fu ma njëkkee dem itam ci daara yi laa dem bu ma demee ma jël rabita bi parce que li ma la wax adduna lépp rek dafa tekki ci organisation comme am nañu kuréel boo xam ne moo leen ëmb ñoom laa contacté la may joxe ma yëkkati ko teg ko seen loxo ne leen séddaleel leen ma ko ci daara yi am naa ñeneen sama yeneen di am di jàmm kenn ku nekk ma dimbalee la sama kemtalaay kattan loolu jàllee nag ma continuer di aussi toggal reer daara yi tudd ko yàqub soxna may parce que soxna si ñëpp xam nañ ko non soxna si maanaam boo gis nga bi nga xam ne génn àdduna booba ku jaale si xam nga lan ngay wax soxna si day yàkkaloon na ma dama bëgg bool bi ngeen jox ma moom ma barkeelu ba tey jii bari na ay kër yi Serigne Touba yoo xam ne boo fa demee bool ba ma nga fa ñu ne jëfandikoo ko barkeelu ma ne nag comme lii am na te soxna si ku ne xam na ne alxuraan rek la bëggoon foo ko mos fekk mu toog kaamil bi mi ngi téye wala mi ngi jàng ma ne kon tey jii daara yi guddi gu jot nañ leen toggal ñoom objectif toggal lu man 2000 ndongo daara bi ñu koy jeexal ci bi ñu koor aussi alors ba ji jiitu bi ñu comptabiliser yi nga war ci 2135 ndongo daara yoo xam ne jox nañ leen ñu reer loolu aussi incha allah dañ ko continuer ci biir weeru koor bi kon ni leen toggal am na aussi ndimbal yoo xam ne waajal naa ko ba danaa ko def mais damay xaar comme ni ma la waxoon rek parce que aussi mbir dafa tegu ci yoon sëriñ bi joxe na sedd na ceeb bu bare bari ci dëkk bi plus de 120 tonnes jox ko waa Hizbut Tarqiyyah donc damay xaar ba président aussi joxe li muy joxe ba noppi su boobaa nag bu soobee yàlla aussi man li nga xam ne moom laay dimbale nit ñi ci ab ceeb
incha allah rabbi dina am. li président yi joxe moom kañ lay ñëw sëñ bi. mi ngi ci yoon wi mi ngi ci yoon wi dans le département de pour le département de Mbacké. foog naa ne 6000 tonnes la ñu am quota. en tout cas c'est pour 37 000 et quelques ménages à Touba. ça c'est à Touba mais 2000 tonnes yi mi ngi sur place. déjà mi ngi fi. fu ñu ko rangé. te de loolu moom. Ndiaye ni ma wax Ndiaye ni ñëw daal di ko. loolu des ko am mais en tout cas 2000 yi. mi ngi fi agsi na te camions yi donc ñu ngi continuer dikk incha allah balaa ci fan yu néew mais xam nga dafa am lu jiitu li jiitu moo di mettre en place toute l'organisation loolu mooy lan moo di li nga xam ne mooy comité yi nga xam ne moom la ñu war a teg. pour ñu séddale ko. sous-préfet. ñu tànn ñu ko yore ok ça ça concerne disons l'arrondissement. bu dee préfet ça va concerner le département. bu dee gouverneur toute la région. maire bi bu dee Touba. donc dina def aussi arrêté pour le comité disons communal. ok mais aussi il y a d'autres sous-comités au niveau des quartiers au niveau des villages et puis au niveau des quartiers. loolu mu ngi am. mi ngi am ça se met en place ça se met en place. su ko defee donc ñoom ñu ngi remonter maintenant ces informations là. maintenant bu loolu lépp dajee su boobaa ñu def ciblage bi xool def toilettage également ci yenn kii yi incha allah ñu point de solution bi. sama invité semaine dernière Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly député à l'Assemblée nationale dafa évoqué loo xam ne xëy na yow nekkoo ci loolu. kon bokkul ci li lay interpeller mais est-ce que mun nañ profiter ci sa teewaay xëy na peut-être pour nga mun ñoo interpeller ñi nga xam ne moom jàpp na ne ay borom ndombo tànk lañ ak ay chefs religieux yoo xam ne jamono ji taalibe yi soxla nañ leen ak population yi mu mel ni gisuñ leen. non maa ngi koy nuyu jàmbaar la ci fi caméra faut le féliciter. parce que ça c'est important. parce que li ñuy def nii nekkut affaire politique. social affaire sociale la. même su fekkee dina am gain politique peut-être on ne sait jamais. non mais écoutez mais à la base c'est d'abord social borom. et li am solo dans l'acte c'est l'intention man ñàkk ko def mbirum politique moo tax man ba may def yàqub soxna may waa conseil communal de la jeunesse laa ko joxoon. nga xam ne même en majorité c'est contrôlé par l'opposition. ñoom laa ko joxoon ñoom ñoo ko doon yóbbu ñoom ba ma leen joxee la ma leen jox ba pare la ko des étudiant tubaab yi laa ko jox ñoom ñoo ko yóbbu. amul sama benn jege ñaale politique boo xamante ne bii yaa nga woon ca mbir moomu kon moom maa ngi ko félicité ci loolu. beneen bi aussi beneen bi peut-être damay dellu ci benn point tuuti rek avant ñu tontu ci sa question. parce que comité yi nga xam ne moom lañ teg ci quartier yeeg village yi mel noonu. tey jii ñoom dinañu xoolaat li nga xam ne mooy li fi nekkoon. parce que ñu bari nee nañu liste yi am na ci loo xam ne baaxul. am na ay doublon am na ñoo xam ne dëkkuñ ci dëkk bi am na ñoo xam ne faat nañu am na ñoo xam ne bind nañ seen doom bind seen soxna bind seen lii donc loolu ñoom comité yi danañ ko contrôler. mais li am solo moo di te loolu aussi nañ ci bàyyi xel. loolu aussi comité yi laa koy waxaale mooy képp koo xam ne dangaa dëkk Touba ñu am preuve ci ne Touba nga dëkk nga nekk liste bi même boo jógee ci quartier tey jii boo dëkkoon quartier Mariana nga jógee quartier Mariana tu ko dem quartier Jannatu nañ la jox sa ceeb ndax ci dëkk bi nga dëkk. te aussi dafa am ay déplacement à l'intérieur de la ville. kooku moom nañ ci teel a bàyyi xel. donc loolu moom autorité aussi nañ ko bàyyi xel. parce que dañuy bañ ñu dikk ci biir quartier daal leen diw mi dëkku fi mais fekk dëkkatu fi mais xëy na fi la dëkkoon. te aussi carte d'identité bu ñu ko xoolee xam nañ numéro carte d'identité yi nga xam ne moo dëkk Touba. mën nañ ko aussi laaj peut-être attestation de domicile. donc y a des moyens pour vérifier ba xam mi ngi fi la dëkk wala dëkku fi. donc toilettage bi ñuy def nañu permettre ñu am vraiment liste yoo xam ne liste yu fiable lay nekk ñëpp dëkk Touba ak quartier bu mën a doon même s'il le faut bu fekkee bi nekk dëkk quartier bi ñu ci quartier ba ñu changé la delloo la fa nga dëkkoon. ça c'est important. d'accord beneen bi bu dee nag ñooñu nga xam ne peut-être moom la honorable député doon interpellé en tout cas man gis naa ne politique léegi nekkut ay waxi kese parce que nit ñi dañ leen naxati leen. tout à fait. man boo xoolee en dehors des campagnes du ma sax bëgg a wax waxi politique parce que nit ñi tey jii li ñu soxla mooy ku nekk seen wet di leen dimbali ku nekk seen wet bokk ak ñoom seeni tiis seeni naqar li nga am nga bokk ko ak ñoom tey di ngi loolu lañu soxla te bépp homme politique boo xam ne nekkul ci boobu dynamique dangaa bëgg a bàyyi ba campagne nga ñëw coow foofu ni ñu dañ leen wateel yaa ngi nax sa bopp kenn wateel. tout à fait c'est ça la vérité. moo tax même ñooñu muy interpellé ils ont intérêt ñu génn jëflante ak askan wi lu ñu am lu néew ak bari. ñu bokk ak ak ok kooku moom seen intérêt personnel la. wet ngeen fi ah.
y a que vous peut-être ak moom ak. xam nga ñetteelu nit mu jeex alors que président am na fi ñu nommé ñoo xam ne yor nañ ndombo tànk. bëgguma tooj député yeeg directeur général yeeg ñeneen ñeeg ñeneen. fii ak ñi président jox marché. bëgguma tooj bu dugg ci yooyu parce que ñëpp samay xarit lañu donc moom bëgguma tooj mais en tout cas daal kenn ku nekk loo mën dimbali nit ñi rek na nga leen dimbali te li nga wax léegi bon di nga am un game politique parce que aussi képp ko def lu baax suñu borom daal la fay boo ko defee aussi ci taalibe Serigne Touba yi sëñ moom daa moom tey ci la dàq ci ëllëg moom da lay tàmbalee fay fii léegi te demoo balaa ngay dem fële émission bi également am na benn volet social sëñ bi muy fexe ba am ay njàmbat yoo xam ne ñu koy am ci biti ñu fexe di ko jéem a régler ci biir émission bi ba la dernière fois sax am na suñu benn nit koo xam ne dafa amoon jafe-jafe ci wàllum bët ba honorable député bokk ci opposition bi am lu mu ko jotoon jox ci une somme d'argent dama bëggoon nag xëy na peut-être bu fekkee am na ñoo xam ne ñoom ñu yaakaar ñu diis seen i ndogu ma bëggoon nga am loo ma ci sasul as tuut rek bu ko defee incha allah bu ñu ko kiiyee suba ñu mun leen ko jox. loolu la ñu bëgg. xam naa jàmbat yi fi am lan la yan jàmbat nga fi am. am nañ fi ñoo xam ne xëy na peut-être am naa koo xam ne sonde la am mais xaw ma ñaata la soxla. am nañ fi ñoo xam ne dañu bëgg ndogu xëy na peut-être dama koy bañ a nekk mu nekk sas loo xam ne keneen ku ñëwee boo defee lenn si honorable def lenn ñoom duñ ci mën a tegu moo tax bëgguma sas kenn ku ci ne da ngay xool li nga àttan après on va remettre ça aux populations yi nga xam ne soxla nañ ko dëgg-dëgg mais njàmbat yi moom foo ko takk rek weesu na ko ci askan wi. non xam nga jamono ji moo metti am na ku ma woo tey ci ngoon mu ne ma depuis janvier demul Gànnawaay depuis janvier problème sonde la am par exemple dafa dem ba commencé nëpp ci biir kii bi kooku par exemple problème la ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ils ont des petits problèmes bi kooku bi nga faju kooku peut-être mu ngi doon faju ndaamaatu la ma wax xëy na peut-être moo waatee dinaa ko gën a laaj information ñàkk moyen mooy lan comme il faut qu'est-ce qu'il faut bon je sais pas laaj naa ko mu di la gën a ñëw je le prends en charge jeex na tàkk kon dinaa leen mettre en rapport waaw mettre en rapport inchallah merci beaucoup naa ko ba docteur nekk fi ñu faj très bien macha allah kon li ñu ca war a fay aussi rajo ak lépp naa ko fay sëñ bi ma doon woo tey ci bëccëg suba nag moo waat incha allah ma mettre en rapport avec le ministre conseiller à la présidente de la République monsieur Abdoulaye Mbacké Gaïndé ak weeru koor bi ñu nekk alhamdulilah jërëjëf ñu dugg ci dernière partie bu émission bi xam naa ne waxtaan bi neex na trop mairie bi ni ñu mujjee séddale seen ndimbal bi amoo ci toute déception. non man. des gens qui se retrouvent avec 4 kilos 3 kilos ay 15 beeku suukar. ci mairie bi laa nekk quand même adjoint au maire la convoqué nañ ma woo nañ ma bàyyi leen message mais vraiment dégg bon li ma tëddee itam ña fa nekk doyloo naa leen. kon du ma bàyyi ba lu mel nii ñëw muy dikk di xëccoo ko ak buuxante. wax nañ seen absence tamit les adjoints au maire là souvent beneen problème la mais xëy na ma ñëw man bokkuma si ñooñu ña ko doon wax am na taxul ñuy wax mais man bokkuma si ñooñu tey jii commission bu fay gën a dox. man maa ko yore maa ko yore c'est ça la vérité maa ko yore def liggéey projet yi nga xam ne mi ngi ci dëkk bi yëpp ñun ñoo ko piloté. te projet bu ci nekk bi may ñëw damaa fekkoon mu taxaw gàllankoor. et tey jii on a injecté des milliards dans la ville de Touba. donc boo demee tey jii ci centre d'enfouissement bi leen mu jeex l'école normalisation leen mu jeex donc te lépp ñoo ko piloté. mais Touba ville verte bi moom dafa mel nii. non Touba ville verte bi ni ngi ni xamut mais loolu c'était un projet ponctuel boo xamante ne bii waa direction de l'environnement. ñoom ñoo ñëwoon eaux et forêts plutôt ñoo dikkoon may ñu ko. comprendre li ma la wax. tey jii boo demee Kër Sëñ Touba garab ya fa nekk. ci cadre projet boobu la. boo demee bàq ya garab yi fa nekk ci cadre projet boobu la malheureusement y' a pas eu le suivi qu'il faut. garab yu bëri dafa dee. kër Sëñ Sidi Maxtaar jox ko dañ fa garab yu bëri. kilifa yi dañ ko defoon quota ñii 100 garab ñii 200 garab le conseil municipal les 100 personnes man nga woo suba àll ñang moom moo ko doon séddale. gis nga àll daf ko séddale ba dernier jour bi dafa taxaw ba caag rek mu daanu par épuisement. ndax sonn wallaahi. man lu ma la wax di am seere. nii la demee. mais y' a pas eu de suivi nit ki nag mënoo ko jox garab di xëy di ko suuxatal. c'est ça la vérité on n'a pas cette culture. Touba ci garab gis nga garab yi ñu fii. dañu obligé barrière ko di ko garder. sinon rek bu ko defee garab yàq nañ ko bu yàgg. yàq nañ ko bu yàgg. te Touba nu mu ñàkkee garab. mais baaxul. nekk na loo xam ne baaxul fii dañuy tabax rek. béton rek. béton rek
plan d'urbanisme bi ñu doon kii plan directeur d'urbanisme bi ñu doon wax kañ lay ñëw sëñ bi. parce que Touba les gens bëgguma ci dugg xam nga maire bi. c'est spécial pour moi. lu tax moo di ki fi nekk maire muy Abdou Lahad Ka dañoo bokk kilifa mu di sëñ Sidi Abdou Lahad mu indi mu ànd ak moom ba sama kër. man ma Cheikh Abdou bon naa la ak laam. moo tax par élégance maire bi ma ci wax. mais amul. ça je vous dis boo déggee ma wax ko mooy. du ma ci wax da ngay dem ba xam nga dëkk day am harmonie même ba ci couleur bâtiment yi. je suis d'accord. plan da koy ñu ne zone bi amuñ droit def couleur bleu wala nangam mais da ngay dem ba danañ dem ba jamono joo xam ne nit dina toog 28 dootoo gis jumaa ji. mais c'est la vérité. parce que les gens construisent en hauteur. C'est la vérité. Est-ce que c'est normal. C'est la vérité. Est-ce que ñoo ngi sóoraale loolu. mais encore une fois loolu nit ñi la tey jii Touba kan moo fi tabax am autorisation kan moo fi tabax am autorisation. tey jii ban chantier aussi nga fi mën a arrêté par faute. par défaut d'autorisation. mënoo ko di xalaatoo ko. alors donc problème bi c'est plus profond que fi ngay waxee nii. Est-ce que c'est parce que état dafa absent à Touba. non c'est pas l'état n'est pas absent. parce que mairie bi disons bras état bi la. mais amul service. la sous-préfecture est là comprendre nga service urbanisme mi ngi fii donc ça c'est une organisation interne. et puis également une question de culture. Culture et de sanctions positives et de sanctions négatives parce que loolu mooy àdduna. ok kii ci question yu gaaw yi jëm ci wàllu politique bi lan mooy utilité ministre conseiller ak. Comment c'est fait le ciblage def naa expliqué nga ko par rapport ak RNU bi. mais moom lan mooy utilité ministre conseiller à la présidence. vous êtes ministre et conseiller à la présidence waaw. waaw xam nga dafa am ministre conseiller. waaw am ministre conseiller auprès du président de la République. yow ministre nga conseiller. conseil personnel du président. voilà donc mooy bépp xalaat bu am ak bu mu mën di doon ak ci fànn bu mu mën di doon ci àdduna dama koy xaatim jox ko président ne li ma sama. amoo domaine de compétence. non conseiller en tout. en tout. loolu aussi doo toog di xaar ñu lay imputer ay dossiers wala ñu lay liggéeyloo dara ñu yaa war a jël say initiative di xalaat di nourrir la réflexion du président de la République. ne ko mbir sàngam mii man lii laa ci xalaat après donc bàyyi nag moom. des même mu jox ko. moom aussi ñoom mën naa toog ba mu neex ko mu jël dara ne lii xoolal ma ko nga liggéey ko delluwaat ko. kan ngay liggéey en général secrétariat général. non c'est le directeur de cabinet. ok c'est le cabinet du président de la République. ok d'accord. secrétaire général ça c'est les affaires de l'État. mais le directeur de cabinet moom mooy gère le cabinet du président. ok donc tous les ministres conseillers donc foofu la ñuy. ci cabinet. ok donc kooku question am leer na say ambition politique bëggoon naa laaj sànq ndax. am nga yéen politique de. ah non man du ma tey dama lay wax. non on termine par danañ terminer par les. tey li ma la wax moo di ne nit ñi seen bakkan la ñu tal bala nga ne naam nañ ñaan yàlla génn ci crise bi nga xam ne kenn xamul fu mu jëm parce que crise sanitaire bi ñi ngi doon dig naan Afrique ay millions de morts moo fi am. te yi gis nañ ne suñu borom mën nañu dimbali ba loolu sax fi am insha allah. waaye liberté moo di une crise économique bu mus a am moom dana fi am. kon nag nañu tal loolu te bàyyi politique bi Sénégal politique rek moo ko yàq et que man wax daal man politique développement laay def bu campagne jàllee par naa ci mbirum politique maa ngi ci liggéey maa ngi ci loo xam ne moo jëmale réew mi kanam. maa ngi ci loo xam ne moo jëmale askan bi kanam maa ngi ci lu may dimbalee ma sàmm lu may dimbalee ma dem ma naka laay def aussi parce que sama wàllu bopp bu jëm ci kanam. loolu mooy li am solo. boo nat depuis sa entrée en politique ba léegi noo koy xayma est-ce que doo toog nga am quelque part ay regrets. jamais de la vie. jamais avoir de regret dans la vie du tout su ma doon am regret bàyyi naa bu yàgg parce que météo na en 2017. mais j'ai tenu. jamonoy remontada ba. j'ai tenu et que booba ba ma ciy dugg xamoon aussi li ci nekk lépp boobu ñu bare boo leen kaay dañuy daw. météo naka est-ce que sentir waaw sentir danañ laa un peu mettre les bâtons dans les roues dugal ci biir. pare non écoutez gis nga boo seetloo musoo dégg ma plaindre musoo dégg ma ne diw wala ma ne ma sàmm wala ma ne ma dem xam nga gis nga àdduna kenn ku nekk yaay jël ses responsabilités bopp kenn ku nekk itam yaay xool na ngay def ba jëm ca kanam te lépp loo def nag nga assumer ko. mais aussi say erreur say faute say échec bul ko wékk kenn. assumer te xam ne suñu borom mooy dogal. gën nag am gëm yàlla gu mat sëkk
te nag bañ a wéeru ci kenn ku du suñu borom. man na fi mu toog nii ku du yàlla wéeru na ci. te naka jekkit loolu boo may ndaw ba tey ñi ma xam ñëpp xam nañu noonu la màggale maanaam ba may wéeru ci suñu borom sax boobu daanaka ba naa ne xaw ma ni loolu nga xam ne kon jikko la joo xam ne suñu borom moo ma ko baaxee. gëne ma ko. moo tax ma ci benn regret. Cheikh ci aussi ay jéego yu am solo score bi day yokk de manière exponentielle je vous dis. day jóge fee yokk première élection yokk de près de 70%, deuxième élection mu yokk 100%. Écoutez du ma ne man la du ma ne man la parce que équipe lañu. mbooloo. mais am na lu ma ci contribuer tey jii bu ñëw nañ mobiliser fii nangam ak nangam man maay xool nombre de personnes bi ma soxla ma ne 2000 personnes laa soxla 5000 personnes laa soxla 6000 personnes laa te doo ko indi teg. te da nga koy am. mais bien sûr y' a pas de secret, il faut travailler sans tricher. Y' a pas de secret, il faut travailler sans tricher. bu baax léegi lan moo leen yàqal très franchement bi ngeen toogee. non analyse. non élection ça gagne toujours pas Touba Mbacké. élection 2017 malgré que président mu ngi fii am. 2017 yi c'était bien parti. ngeen dem ba. même dans les sondages. à un moment on est devant. parce que ñun dañu am ay sondages. dañ koy xam. loolu la ñu wax nit ñi à un moment on est devant. mais on a perdu les élections. ci jour vote bi. ndax bi désorganisation bi ak organisation bonne bi amoon. dans les files. ñu ñëw ni ñu toog ba midi mënuñoo voter. ñu ne da ngay toog di ko dégg. ça vous a porté préjudice. Macky Sall daa bañ waa Touba voter. waaw nangam ak nangam. et puis voilà immédiatement moo am retournement de situation jour élection lañ ko ñàkk. ba ci la veille am na ñu doon daje ne dañuy xëy yàq élection yi parce que ñoom jàppoo dañoo duñu gañe seen ay kilifa yu mag di ko wax fii ay kilifa yu ci wax ñu nettali ko. gëm sax dañuy gañe mais lu suñu borom dogalul doomu aadama mënu ko def 2017 bi aussi 2019 écoutez on a un score boo xamante ni score bu am solo la. au niveau national te ci département Mbacké man nga ne mooy fukkeel ak benn bi nga xam ne moo jox Macky Sall lu mu ëpp ci ay voix. ok mais loolu caaxaan. ok 11e département. mais oui au plan national laa la wax de. bari nañu fii fëgg dana ko coow li am Mbacké gii amu ko. est-ce que et ça c'est pas négligeable. li ngeen sedd en retour est-ce que jar na ko benn yow la laa gis ñu am promotion de. loolu lañ ko ne di xeex gis nga politique kenn du may kenn dara nañu continuer di xeex te gëm ko gis nga bu ñu ko defee lépp dafay dikk. te bu la yow donc soxna Mbacké mi ngi fi keneen mi ngi fi. président am na considération boo xam ne daf ko jox Touba. dafay am sax ci en tout cas man dafay am sax ci yow kersa. dafay am sax ci yow kersa nga xam ne kon kii am na foo xam ne fi la teg deretu Serigne Touba bi ça je vous le dis. parce que dama koy dund ak moom. au quotidien. mais absolument dafay am sax ci yow kersa am na yoo xam ne boo addi tukki du la ko sax wax wala mën na koy def loo déedéet. parce que non mais parce que pour moom c'est pas ça. pourtant beneen image lay renvoyé fii. beneen image lañ ko fi caricaturé dama ne la. beneen da nga neen lañ ko fi peinturé. ok neen lañ ko fi peinturé. moom lan ban mais boo fekkee woon jotaayam ak sëriñ bu mag. mu toog ak moom wala nga déglu seen waxtaan ñoom ñaar di nga xam ne kii am na fu mu teg sëriñ bi te sëriñ moom xam na loolu parce que sëriñ bi sëriñ Tuubaa dara ko. réalisation yi mu ne woon dina ko fi def xam naa li mu la wax lu ma la mën ci wax moom nag mooy naan Covid bi moo tax. mais 2019 bi muy laaj réew mi pour une deuxième fois am na lu mu fi diggee woon jëmati na ci wàllum dak beek yeneen ba ci aéroport au niveau de Touba réalisation yi ngeen ci waxtaan. fan la ci toll aéroport c'est pas une priorité pour Touba aéroport. ah mais président moo ko diggee en tout cas. dama wax rek non dama lay wax rek man. mais dak bi moom priorité la pour l'emploi des jeunes au moins waaw d'accord. li ma gëm rek laay wax tollaguñ foofu pour yow. adduna moom fu ma ak koo mën a jàkkal koo mën a toogal li ma gëm laa lay wax mënoo feex aussi ba ma wax la mënoo gëm. tollaguñ foofu. pour man du question tollaguñ fa mais daa am loo xam ne mooy li war a jiitu. mooy par exemple. mooy assainissement Touba ñu achevé ko à 100%. pour man ça c'est une priorité. moo di sancaani ñu désenclavé ko route yi dem ci dëkk bi yëpp. fees fi dell. ça c'est une priorité. tout à fait. électrification bi c'est une priorité. d'accord ça c'est les accès. parce que tey priorité Touba daanaka mooy priorité yeneen dëkk yi nga xam ne moo nekk Sénégal accès yooyu tey jii c'est une priorité pour Touba donc lépp nañ ko def foofu te loolu mi ngi ci woon parce que tey li nga xam ne mooy 30 bi. projet bi 12 milliards de quelque. c'est déjà lancé. feneen foo gis mu def fa loolu. kañ lay commencé.
non mais c'est parti le financement est bouclé. ok par la BID par exemple développement ñëw nañ ñu ngi ci études yi ñi ngi natt ak def yëpp. donc boo demee ci ñi wër projet bi léegi nga dégg ñu ne ñu ngi natt le financement est bouclé. donc ça c'est fini on n'en parle plus. donc yooyu tey mooy priorité dëkk bi. ok lu mel ndox mi tey ci dëkk bi priorité la. ndox mi moom métti na moom. donc bu ñu jàppale dañuy jàppale ci yooyu organisation yu mel ni Touba ca kanam di. alhamdulilah sëñ Touba la non mais sëñ bi moo ñàkkul dara. mais c'est à l'état de régler ça aussi. sëñ bi moo ñàkkul dara. c'est très complexe en tout cas mais li am solo moo di nañu sant yàlla bi nga xamante ne bii am nañ taalibe Sëñ Tuubaa yu ko mën a def te même loolu moo fi ñun sax moo fi ñun titre ma ci félicité également Touba ci kanam ci liggéey bu rëy bi nga xam ne vraiment def nañ ko fa mais dama ne la tey jii lu ñu amut suñu manque d'organisation moo ñu teg mais ndax c'est un problème de quoi moins de 100 millions pour une ville comme Touba du dara ça c'est normal du dara boo koy xool dañuy waxtaan du dara mais c'est une question d'organisation du dara fii maanaam luñ mënta am amut ci àdduna parce que lépp la si mu taxaw bëgg dem rek lu ne si ñu faggul nañu ko te jubu na ci boromam. li ki des nag la sama jenn maam waxoon sëñ bi lu mu ñaan yàlla may na ko waaye nag yow yaay jóg gas lu ci ko. foofu rek la nekk. ok li ki des moo di lan organiser wu takku nekk benn gën a jàppaloo. gis nga bu ñu ko defee lu ñu mënul am les mourides sont partout dans le monde et que tey jii koo ci ne Touba mën a ecc du ngi sax xalaat. mais nag faut mettre les structures qu'il faut pour que ñu mën a booster développement dëkk bi ni mu waree. loolu mais c'est très facile. du liggéeyu maire nga foog voilà. je ne sais pas. c'est bu jël engagement ci maire bi. mais du ma ci wax itam du ma ci wax ki ma sama waaye lay dafa nekk sëñ Sidi am na si léegi ñoo nekkoon donc voilà ñoom fi ñu nekk man maa nga fa nekk et puis sëñ Sidi moo tax. fii dëkk kilifteef la nit ki day am loolu du ko laal parce que adduna amul solo. kenn ci ñun xamul ba xam suba dana ko fekk wala ginnaaw suba dana ko fekk kon lu mën di am rek nañuy rafetal du dëgg xel mu baax moo am lu baax loo war a wax nga xool ñu nga wax leen ko mais en tout cas développer Touba du dara lu yomb la ok par rapport ak dernier point bu ñu bëgg a aborder xam naa dañ ñëwoon benn waxtu lañ lay téye mais waxtaan bi macha allah am na solo te li ngay communiquer ci format yi bariwul moo tax bu ñu la amee rek dañ ci mel ni fuy xaw a profité les grandes conférences du Ramadan xam naa ne moom ala kulli aal ni mu amee fépp il faut ngeen am as coppite boo xam ne di ngeen ko andi naka lañ mun a xaaree ces grandes conférences là pour atum 2020 bi. waaw xam nga boo xoolee leetu xat bi soxna si bokk moo ko daan def. soxna même la bintu xat bi boobu ak léegi juróom benn fukkat di dem si à la fin des années 40. la ko tam doon jëkk ko def Daaru Muxti ba mu koy def booba ñaari gi daan la ko tam histoire ñëpp xam nañu. ñu jox ko Sëriñ Fallilu mu dogul ko ci kaddu Sëriñ Fallu ko ba tey jii mooy wéy te ba du tukki itam loolu moo fi dox. ndax boobu Sëriñ Fallu mooy Sëriñ Touba. mu ne ko da nga dem ba di ci rey ay gileem ba fi mu toll nii soxna bi mu fiy jógee. ay gileem lay rey mu jógee fii gileem bi gën a yokk. soxna Bali jógee fii tey jii la gileem bi gën a yokk. donc loolu mbirum Sëriñ Touba liggéey la boo xam ne ñu ko noonu soxna si aussi tegoon ko ci alxuraan. lim daan jox daare kaamil yi moo ko daa bay ak toolam leen daan jox. daaw leen jox addiya juñ ko jox. li nga xam ne moom lay bay ci moom lay récolter. ci ay toolam moom lay def ci ay enveloppe denc ko ba koor gi ñëw mu génne ko séddale ko daare kaamil jàng ba tey jii loolu lañ ko def. ba démb commencé nañu fépp fi daare kaamil di war a jàng la nga war a jot nga ko ngir commencé di jàng li ci jàng ci kaamil dina 15000 kaamil dinañ ko ci wàcc. daal yëpp nag. kon loolu mooy li nga xam ne moo li jiitu àdduna di dox ñu dem ba 2014 2015 ñu ne kat nañ seqwaat yeneen i jéego. yeneen jéego yi mooy la moo di weeru koor yaatu na te léegi tax léegi ëpp na benn bis. kon nañ koy def ay conférence di ko jiitu. ñu créé li ñuy woowee les grandes conférences du Laylatul Qadr. nga xam ne mën naa la wax ne la. au plan intellectuel. waaw. ci liñ ciy produire. amul genn magal goo xam ne dafa génne fii Touba wala feneen. même magal Touba gi sax génneetu ko. li ma la wax nii c'est réalité. ci xam-xam ci xam-xam pur. boo xam ne aussi xam-xam bu diversifié wu. tout à fait. parce que dañuy boole borom xam-xam yi ñoo dëkk Touba. woo borom xam-xam yi nga xam ne ñoo dëkk ci yeneen kër diine yi. woo borom xam-xam yi nga xam ne ñoo nekk ci association islamique yi. woo les grands intellectuels ñu dikk ñu dajal leen ñu bokk toog wax kenn ku ne joxe sa point de vue. de façon inclusive. et puis également de manière diverse. du ñu tënk kenn ne la lii ngay wax
même am na ñoo xam ne la ñuy wax man du ma ci d'accord mais dama leen di bàyyi ñu wax ko. bu ñu noppee de bu wax yooyu lu ñu mës a def aussi bind nañ ko ay téere tënk ko teg ko fi. nee na kon xam-xam la bu ñu systématiser. ñu ne nag kon ren ji loolu dañ koy wéyal naka lañ koy wéyalee conférence dañ koy def mais ay visioconférence dañ koy def. par exemple tey am na panel bu ñu organisé. panel bi am na koo xam ne Belgique la nekk dina intervenir. am na koo xam ne mi ngi Téhéran dina intervenir. am ku nekk Thiaw dina intervenir am ñu nekk Dakar intervenir am ñu nekk Touba intervenir. plateforme boobu taxaw na ba pare. taxaw na ba testé nañ ko. c'est opérationnel. ok donc conférence yëpp na lañ ko def. léegi ku ko bëgg a seetaan ci grand public bi nga xam ne amul dajaloo nan naka lay nit ñi def. non du am dajaloo. c'est ordinaire waaw amul dajaloo mais naka la ni ban plateforme la nit ñi. dina ñëw bëgguma ci bëgguma jiitu voilà bëgguma anticiper. ok dégg nga parce que ñi ciy liggéey aussi ñoo am primeur bi. ok mais en tout cas daal la ñu xam ne plateforme bi c'est opérationnel. te di nga ci communiquer pour ñu xam ko. dans les 48 heures. d'accord incha allah parce que instant bi nii ñu ngi finaliser sujet yi. bu ñu ko finaliser ba génn ko rek dinañu communiquer wax également ñan lañ koy defal. ak fi mu toll nii ka nekk Téhéran benn lien lañ koy jox. moom day connecté wu rek dugg ci lien bi nekk en direct. ok plateforme bi mën naa jël par 4 personnes bu 4 yooyu jeexee dem yeneen 4 dikk. wala kenn yi dem kenn di ko remplacer. ok donc ñu bëgg ko def chaque jour en tout cas am lu ci bari dina mat une quinzaine de communication de 22h à 1h du matin. nag borom xam-xam yëpp nekk ci. mais même jàngkat yi dañ leen dugalaale ci biir. jàngkat yi xasida yi. ok ñëpp ci la ñu nekk. ay également suñu nit ñi fi nekk nii ku mel ne Fallou Galassi la ku mel ne Gana Messere ñëpp lañ ci dugal du ñu exclure kenn. parce que soxna si moo dox noonu nday ñëpp lu ñëpp ko bokk. kon kenn ku ne la koy sa cër fas leen ko yéene jox mais daal nañu xam ne les grandes conférences du Laylatul Qadr c'est devenu une référence au niveau national. et que donc lii xew nii ñun li ko xale yi wax du ñu tee liggéeyal Serigne Touba. war nañu ko waajal bu baax. guddi ga également comme ni mu doon amee cérémonie officielle yooyu xam naa. yooyu du ma ci sori. parce que communication bi ñu ko def également c'est Mahfouz moo ko war a def. mais en tout cas li may moom gisee na ak Serigne bi jox na ko ndigal au moins opportun dana wax ak taalibe ci communiqué. jërëjëf sëñ bi ñu ngi lay gërëm bu baax a baax la sant ci wuyu si bi. maa ngi leen di gërëm. di rafetlu également nag seen liggéey. seen liggéey muy yow personnellement muy sa groupe bi nga bokk muy également toute la presse. donc bon man natt la parce que ñu fay ak journaliste yi natt la ku def njaaxum ci yéen ci man la ñuy ñëw. waaw loolu am na sëñ bi sa gars yi am na sama benn mbokk moo xam daa ñëw ne ma yow yaa leen réewal ma ne ko ba ma ak ñoom rek parce que aussi da ngeen liggéey ba mu solo. man damay wax ne. La presse partenaire la ci li nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal Serigne Touba. tout à fait parce que ñun lan la ñuy def li ñuy def moo ne tasaare maanaam vulgariser pérenniser systématiser avoir des archives mais ça on le fait avec la presse. donc te gis nga sa micro bi sa rajo bi ñuy wax ne loolu neex nga def ci léeg-léeg nga yëngal ci ay kundum mais te yaa ngi di ci wax lu baax. waaw macha allah donc li am solo rek moo di ne ni ñu koy jëfandikoo. dëgg la waaw donc et que mënut a ñàkk c'est essentiel. et que si tu communiques pas. on communique à ta place. yow tu feras dire des choses yoo xam ne mënoo ko lëfin. dëgg la adduna moo toll foofu. kon il faut ñuy communiquer. waaye aussi bu dee man sa wàll boobu la ma la waxoon rek. fi ma yem loolu laay yem. li nga bëgg mu dugg ci dugg parce que c'est pas dans mes prérogatives. d'accord jërëjëf sëñ bi en tout cas waxtaan bi amoon na solo macha allah malgré que jamono ji xat na ak jafe-jafe ñuy dund bi ñu la wooyee rek hésité wu benn yoon ndax comme ni ñu koy waxee partenaire presse bi nga de façon générale waaye groupe Futurs Médias moom xam naa ne am nañ cër bu yaatu ci yow. ki nga xamee ne également moom woon ci bëccëg doon sàkku ma jàppale ko ci wàllum sond yooyu ak wàllu nu mu fajoo incha allah bu subaa bu ma waatee rek ñu xamal ko ne le ministre conseiller à la présidence de la République am na. nouvelle bu neex boo xam ne andil na la ko ndax jël na la en charge bu ko defee nag dama leen di lëkkale rek bu ko defee nga mun a dem au niveau de l'hôpital Ndamatou ak lépp lu ci waat mu mettre la en rapport ak médecins yi ñu mun laa faj incha allahu rabi waa jooju moo ngi dëkk Ndindi dama xamatul numéro am xam naa dinaa ko xool sama téléphone waaye bu ma mënee waat suba rek incha allah mu mettre ko en rapport avec le ministre conseiller mbokk yi format bii ngeen di dund chaque fois nag léegi ci biir koor bi altine incha allah ak talaata suba également même heure dinañ xoolaat beneen invité ngir daan coronavirus waaye également ngir gunge leen ci li nga xam ne mooy weeru koor bi jërë ngeen jëf bu suba ak jàmm incha allah.
On reprend les masques. Moi, je devais sélection musicale. On reprend les masques. C'était bien, hein? Ah, c'était bien. Oui.